téléspectateur u DTV dal leen ak jàmm ci seen plateau spécial Korité ñuy sant yàlla bu baax ba ñu wooree ak jàmm woori ak jàmm ren nag ñu woor ak li nga xam ne moom mooy mbas maanaam li nga xam ne mooy Covid 19 ñu gis ne woor bi metti woon na torop surtout restriction liberté ndax gis nañ ne Sénégal dafa nekk ci couvre-feu état d'urgence maanaam koor gi commencé nañ ko ci ñaari semaines yoo xam ne 20 heures la ñu doon tëdd waaye par la suite yokk nañ ko loolu yëpp dinañ ko waxtaanee ñi nga xam ne ñoom ñooy tailleur yi naka la ñu def ak période couvre-feu bi boutique yi nga xam ne dañ doon tëj di tijji yooyu yëpp dinañ waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy préfet bu Dakar ku wax tamit activité koor xel yëpp dafay dem ci Grand Théâtre dinañ dem seeti ji Alaaji Kessi Bousso bi nga xam ne moom mooy directeur u Grand Théâtre bi mu waxtaan ak ñun lépp loo xam ne moom mooy activité Grand Théâtre yi nga xam ne dafa gelé wu dinañ dem gisi ji suñu papa Alaaji Mbay Peex mu waxtaan ak ñun si li nga xam ne moom mooy koor ba woon ak kooru léegi waaye tamit dinañ gisi ji Mouhamed Niang bu Serigne Saliou mu wax ak ñun tey jii nii spécial Korité lañ leen di defal mais tamit Korité boo xam ne dañuy dund li nga xam ne moom mooy mbas nan lay demee ensemble vous allez voir avec les images. ñaa ngi ñëw mais jaayuñu dara. parce que lii kat du Korité Korité kat moom doxul dara jaayuñu dara ñoo ngi nii ñàkk pexe moo tax ñuy ñëw fii rek ñàkk pexe. ndax fan yii sax si ginnaaw moom affaire yi xawoon na jafe tuuti quoi mais période bi nag. période bi moom wax dëgg yàlla suñu borom moom saafara na yëpp lu bari wax dëgg yàlla xaw na si wàññeew ak par rapport ak 2 jours yu ñu mayoon presque léegi ñu ne semaine bi yëpp benn fan daal lañ dul xëy xam nga kon loolu moom wax dëgg yàlla sant yàlla quoi. ah moo tax ñu ñëw fi di foraatu rek ma dañu am ne yóbbu ko si kër ga waaw amuñu lu ñu fayee lu yaas amuñu lu ñu dépassoo dañ ñëw fi di foraatu rek bu ñu amee dañu yóbbu ko xale yi. waaw mais bu dee période bi affaire yi xaw na jafe tuuti ak yi nga xam ne ñoo passé quoi ndax nii boo xoolee nii xam nga instant bi nii bagage sax mën nañu wax am na quoi bagage moom mën nañu wax am na mais nit ñi tamit xam nga comme ni ñu doon amee xaalis ak HLM tey bruit bi nu mu doon bëree xaw na wàññeeku tuuti quoi mais affaire yi tamit moom nu mu ñëwee rek nañ ko sant yàlla quoi. lii kan du Korité lii du Korité ak feebar bi lii kan du Korité waaye feebar bi moom ñu ngi ñaan moom ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jógee fi abal nu nañu abal sonn nañu abal. mais bu dee côté boobu moom client yi xaw nañ ko comprendre tuuti quoi ndax dañuy teel a ñëw xam naa après ñoom ñu teel a génnaat rek mais instant bi client yi xaw nañ comprendre ak commencement bi nu mu demee woon ak léegi nii ñu ngi koy miin sérieusement client yi léegi ñu ngi koy miin quoi. oui mais bu dee pour ay événement moom bu dee ay Korité en général ah man de bu dee côté man li may jaay lu si ëpp ci si góor yi mooy gën a dox si man quoi ay filafil super 100 xam nga ay 2 tons yi nii man. bu dee ay Korité moom li si ëpp loolu mooy gën a dox mais bu dee ay tabac seeg ay yeneen kii moom ay basin yeneen tuuti quoi. non sant yàlla rek affaire yi moom du ñu wax moom carrément ñëwuñu mais sant yàlla rek ndax des fois moom daan na gën a bëree mais yëpp daal nii daal baax ndax lii moom boo demee ba fekk ku nii rek baax na quoi ndax affaire yi moom suñu borom lu mu def kenn du xëccoo ak moom noonu la. ba tey suñu plateau spécial Korité ni ñu leen ko waxee nee nañ leen tey dañuy dem gisi ji ay acteurs ñi ngi fii nag kër ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Mbaye Peex moom la ñuy dem seeti ji mu nekk communicateur traditionnel nekk ci média yi mais surtout nekk tey koo xam ne kër diine yi dafa am wàll bu rëy tey jii nan la dundee li nga xam ne moom mooy koor gi surtout ak mbas mi ñu nekk loolu yëpp suñu papa Abdoulaye Mbaye Peex dinañu ci tontu. jërëjëf Abdoulaye sant yàlla bu baax julli ci Seyduna Muhammad sangu sang yi sant Sëriñ Tuubaa Mbàkke sama wasila nuyu réew mi ndokkeel leen ndokkeel kilifay diine yi ak kilifay aada yi waaye ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaxa mi nekk ci bi xalifa Sëriñ Tuubaa xalifa Cheikh Mahamadul Bachir yàlla ko yàlla may gudd fan ak wér nuyu noonu laa nuyoo xarit général yi ci réew mi yépp teg ko ci loxoom ñaanit lii fi dugg di mbas yàlla na ànd ak Korité gi dem ndax jaboot jàmmay mbokkam te réew mi lii fi dugg xamuñu ko kenn képp ko mën a génne nag muy yàlla mi ko fi dugal waaye nañu wàkkirlu ci yàlla fab sunu bopp dénk yàlla tubaarkàlla bu nu ko defee ñaan ci barke mag ñu baax ñi fi ne na ànd ak Korité gi dem loolu rek lay nuyoo lu yàlla indi la
état munu ci lenn kenn munu ci lenn yàlla koy indi état nag jàmbaar la ku waxal yàlla da nga xam ni président Macky Sall taxaw na li ma am def na ko ci noppiwul booba tey mi ngi wax ngir bëgg réew mi mucc ndax gaal gi nit ñi ñoo àndandoo fal ko su réew mi muccee mu mucc kon lim ci waroon a def lépp def na ko la ci des nag nan xool suñu diggante ak suñu borom tuub te sakk sarax ndax boo xoolee réew mi fi am xool bitim réew xool sax fa tubaarkàlla ñu ci gën a néewlee da nga xam ni lu bari bu ñu ko defee te neexul yàlla yàlla dindi ko te loolu jéem nañ ko dugal fii président Macky Sall bañ jéem nañu dugal fii góor jigéen yu takkante dagan na mu taxaw ni dafa am xoolal fa mam tey tooñ ki la bindoon wuur nan jaamu ji yàlla te ragal ko te tuub te sakk sarax lii nu Sénégal dund nag ñaari weer ak nangam yu kenn génnut yàlla waaye xoolal yàllaa ngi sutural nit ñi ñu ngi xëy di añ di reer koo xam ne kii boo masaa xëy da ngay wuti dépasse yàlla jox na la tey dépasse yoo toogee ndax état bi li man def na ko maire yi li ñu am ñu ngi koy génne weeru bonus la it ci képp ku yàlla dénk teraanga soo dimbalee doomu aadama yi ndax doomu aadama yi ñooy tooba yàlla boo bëggee looy ji mu sax defal ci doomu aadama yi ku dimbali doomu aadama yi yàlla dimbali la kon na nu mun te wékk ko yàlla yàlla rek ko métti na lool ndax ku sañoon weeru koor nga naa fi laa ci biir jàkka ya ak jumaa ya waaye nag heureusement bi koor gi daataa jeexit organisé nañ ko organisé ni ñu ko defee mooy dandante ses barrières yi bu ko kenn jéggi ñu takk masque yi julli ndax nag ci néegub yàlla la nu mën a ñaane ndokk nag bi ñu ko defee te weeru koor jeexul ndax Touba moom naka jekk ñu ngi doon julli waaye sëriñ bi dafa wàññi woon ñee dem ca jumaa ja ginnaaw 12 personnes fu ñu nekk te ñoom ñooy muxadmatul xidma ñoo yor jumaa ji te mat nañ ko mun leen yéen julli leen ba bi ñu ko bàyyee kon jaaxal na ñëpp ñi ubbi fi ne julli it ci jumaa yi am nañu dëgg ñi tëjit am nañu dëgg koo ci gis rek le feebar bi lay daw yàlla nag moom mooy atte yàlla na ko fi yàlla jëlal ba mu jeex waaw tubaarkàlla mitti na ndax fi mu ne bala maa dem peex damay wut dëkk it man ba am ko ñu may ma buñ ma mayee ma dem buñ ma mayul ma toog xam naa du lu yàgg léegi yàlla jeexal ko te man lu ma am peex laa ko def ay yàlla nag def na sutura bii jàng yi daata ka ñëw màggalug peex gi ren jàll na xam nga sëñ Abdou Karim Makarim al Akhlaq lañ ko tuddoon mu def ci jaloore jooju ba léegi addinaa ngi koy wax ak sëñ Moussa mu Abdoulaye sëñ Moussa Abdoulaye Karam di jàmbaar fàttali ko Alaaji Njuuga Kebe fàttali ko Ousmane Tanor Dieng ak ñu baax ñi mel na ñoom sant yàlla ak Serigne Touba ak Cheikh Abdou Khadir Mbacké ak Cheikh Mouhamadul Moutada mi sama ginnaaw loolu moo lay wan ni nit ki foo fekk baax fekk la fa loo am na nga ko fa def Ablaye man lu ma am peex laa ko yóbbu peex rek laa bëgg fa la sama njaboot yëpp fa la ñu ne fii kër gi nga ma fekk ci Dakar maa ko moom mais Korité ak Tabaski dañ koy tëj damay wut gardien kenn du fi ñëpp peex la ñuy jullee ji toog sa kër bu nu mënee julli ji bu nu ko mënul xam ne yàllaa nu yéene yàlla yéene lay fay te ko doon def fukk nga def benn xotteeg ñawlu moom kenn tënu ko xanaa ndax njaboot gu ndaw gi bégal leen te la ngay man ca sa añ korité nga yéene ca sarax te génne asaka te génne muurum koor yi moom ku ko génne am nga korité nan fexe ba mu génn rek ak yàlla Cheikh Mouhamadou Moutala ne woon ma ak yàlla kenn du ko lekk xanaa mu métti lool crise bi xam naa man ñi mu laal maa ci ëppale
nee nañ feebaru géwal yi la de. xoolal màggal yi daan Tuuba màggal bu jot ma jël rajo bi maître de cérémonie toog ci wetu sëriñ bi déggatoo dara te it ñii ma yaakaaroon doon ñëw ci man ba léegi du ma leen gàntu yàlla moo ma joxoon ma di leen di jox yàlla moom jógu fi sëriñ Tuuba mi ma jàppale woon ma di leen dimbali sëriñ bi moom du fi jóg ak Cheikh Abdou Khadir Mbacké kon naa muñu rek lu ñëw rek ma bokk ak ñoom fexe naa it ba yàlla may na ma nit ñooñ ñëpp ñi may jàppale ak it nag damay liggéey as gor soo nangoo liggéey te doo yàq rafetal nga saw lay ëllëg yow nga sa njaboot ci buumug yaakaar te buumug yaakaar yàlla du ko tas tey denc as gor day denc baax na ci lu mel nii de as gor day denc de waaw loolu moom tayoor yi ñoom mitile nañu lool waaye yàlla ne way muñ yëpp may seen ndey la ma waxoon bu njëkk rek laay mujjee nañu muñ jigéen ñi nañu muñal seen borom kër yi ku daa am di la jox am nga noonu boo xoolee kanamam rek waroo ko sax laaj waaye yow mi jigéen boo dencee sax demal ca denc ba jigéen ñi fi mu ne ñoo war a dimbali góor ñi nañu góor-góorlu lu ci waaye dencoon dañu ko teggi woon sam nat séddoo kook sa jëkkër defal njaboot gi léegi bu jeex te buñ ne lii gën la woon dafaa jógee yàlla bu jeexalee nattu bi xéewal ciy topp nan ñaan yàlla fekk xéewal gi rek ñaanal ñi feebar yàlla wéral leen ñi ci faatu dañu sayit yàlla na leen yàlla teeru lii daal mooy réew mi sant la nag ndax yow sama doom nga maag yow ak Binta Maane yàgg nañu Salma sa technicien yi la et tubaarkalla dama leen di laaj xam naa Binta Maane moom nga nuyul ma ko ak Salma di xam ni daal Sipiteer di sama doom di sama xarit di sama lépp nu seq liggéey bi di nuyu Saale Bigué sama jarbaat bu baax boobu nekk fi yéen te gis naa ni ngeen taxawoo Saale Bigué kontaan naa di ñaanal Alaaji Mansour Mbaye yàlla sa borom guddal fanam yàlla bàyyi ko ci kanam njaboot gi donc président de la république ñaanal ko yàlla gàcce ngaalaamaa moom lu taxoon Sénégalais yi fal Macky Sall wan na leen ko bi mbas mi duggee tukkeetul lekkatul naanatul dematul fenn ngir rek lépp lu mu am soowee réew mi génne junni milliard teg def nañ ko émission tas ko dem ci Abdoulaye Daouda Diallo mu jox ñu documents yi communicateurs yi tas ko président yal na la yàlla Cheikh Mamadou Mountakha na ma ko bee woon Serigne Babacar Sy Mansour ñaanal xalif général yi ci réew mi yépp ñaanal presse bi ñaanal patron presse yi ñun ñëpp benn lañu xam nga maa ngi seen TV te yéen a ngi ñëw ci man kon lépp benn la bu ñu raxasee xol yi lépp benn rek ah bu fi lii jógee yàlla dina fi indi loolu dootu jeex lii nag yàlla na fi jógee. jural nag ci ay conséquences bari na waaw parce que période bi ku ci xam ne tailleur ak événement ak ni mu daan demee ci jamono jii nii période bii nii 10 jours moo des ci tabaski gi ci korité gi dugg ak génn gi yaa ngi ko doon gis ci tailleur yi ñii di dugg marché bi ñii di xotti ñii di ñawlu mais fi mu toll nit ñi amuñ sax fitu génn ndax mbas mi nii ñuy wax nii parce que ñëpp seen wér-gu-yaram tamit da leen a gënal lu ne parce que nit bala ngaa mën a solu bay tax sa bopp tamit waaw wér moo ci war a gën a jiitu. parce que fi mu toll nii li ma la wax rek client génnatul amatul la fi te génn ñi nga xamante ne fi mu toll nii ñi nga xamante ne ñooñu leen doon yaakaar ñi nga xamante ne ñooy étranger yi ñi nga xamante ne dañ leen doon def seen i commande ñu koy jaarale par GP yi di ko dugal ak yooyu fi mu toll nii gisatoo GP bu dem vol yëpp tëj nañ leen waaw dañuy mujj obligé rek toog waaw xaar yàlla rek moom mu ko fi indi mu jeexal lii. parce que tamit métti na waaw parce que tailleur ku ne xam na ko ak événement tailleur amul lu dul événement waaw événement bi lu bari lu ñuy waajal la lu ñuy préparer la tamit lu ñuy xaar la waaw tey bu demee nii waaw métti na mais tamit dañuy comprendre rek. ak mbas mi ni mu kiwee nii ñun ñu ngi créer gaa wàññi nañ suñuy employé bu baax fi mu toll nii bu ñu doon liggéeyloo ay 20 personnes wàññi nañ leen fi mu toll nii 10 personnes ñoo fi xëyee ko wàcc parce que tamit ñu bëri dañuy jógee fu sori di xëy si
waaw mais wàññi nañ leen pour wérgu yaram gi daal parce que ñu bari dañuy yéeg ak wàcc ba yegg si fii waaw tendance bi korite gi doy na waar daal fi mu toll nii sax bopp sax tranquille goo xamante ne da ngay toog pour mën a créer. waaw crise bi moom man damay toog sax damay imaginer parce que man lii mosuma ko xalaat ci àddina waaw damay toog man duma sax comprendre waaw parce que imaginer nga yor ay employés te ñëpp da nga leen di fay te ñooñu tey jii métier tailleur day loo xamante ne dafa yaatu ñooñu noonu nga xamante ne tey jii dañuy xees ci yow day am ñeneen ñoo xamante ne dañ leen yaakaar ay kër lañ yor ay borom kër lañu te ñooñu ñëpp ñëw fii di ut si luñ am gaa boo wàññee ñenn ñi tamit ñeneen ñi ciy des tamit dina métti trop mais yow mi nga xamante ne yaay jiit te tamit yow la ko yàlla natoo yow yaay jéem a nga gérer loolu man noonu lay doxee. toujours ba tey suñu plateau spécial Korité gis ngeen ni ñu ko defee tey ñu nekk plateau boo xam ne dañuy dem gisi ji ñëpp ñoo xam ne ay personnalité lañ mu nekk des personnes yoo xam ne dañu am influence ci biir dëkk bi mais surtout dañ leen ràññee ci li nga xam ne moom la ñuy liggéey contexte bi nag gis nañ ko wax nañ leen ko sànq mu nekk mbas mi nga xam ne moom la Sénégal di dund ba ñu jógee kër ki nga xam ne moom mooy Alaaji Mbaye Pekh ñu ñëw nag kër ki nga xam ne moom mooy Alaaji Keyti Bousso ku ko wax mu nekk administrateur Grand Théâtre mu nekk salle boo xam ne dafay accueillir du monde boobu wax léegi nag ba ñuy duggee ci mbas mi ba tey gis nañ ne loolu amul weeru koor gi festival yi nga xam ne doon am ak jàng yi fa doon am loolu yëpp amul naka la ñuy dundee loolu noonu mais surtout ñoom tey acteurs culturels yi nan la ñuy dundee li nga xam ne moom mooy Covid 19 bi ba tey ci plateau spécial Korité la dinañ waxtaan ak moom ci koor gi nan la wooree mais surtout nan la wooree parce que ku ne tamit Keyti Bousso nee nañ leen restriction wu liberté yi ñëpp ñoo ko yëg ndax moom dafa nekk koo xam ne waa Fuuta la est-ce que mi ngi daan dem Fuuta di ñëw yooyu yëpp dina ko tontu ci biir suñu plateau spécial Korité lañ leen wax ñu dem gisal leen ay acteurs yoo xam ne tey jii nii war nañ wax li nga xam ne moo jëm ci wàllu Korité gi rawatina ci mbas. remercier maa ngi baalu àq Sénégalais yëpp maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam vraiment kontaan naa bi nga ñëw fii ci sama kër pour ñu féetee koor gi métti na encore lu gën a métti xam nga yow boo juddoo ci village nga nekk maire bu commune bu Dungalaaw ñooñu ñu doon dundee ci ay luuma amatul vraiment man xam nga chaque mois damay dem Fouta 2-3 fois chaque mois depuis 6 ans chaque mois maa ngi ci sama mairie au moins 2 fois par mois ou 3 fois par mois mais affaire dafa yërëm lu daal parce que gars yi xam nañ aussi problème yi am mooy feebar bi lu am feebar bi lu jara moytu la mais aussi ñuy dund ci ay luuma ay pël lañu bu ñu leen teree dem jaay wala dem jëndi donc day am problème loolu mais nag gars yi pour le moment gars yaa ngi ci taxaw mais métti na ku la waxul métti na moom métti na. man amu fa benn pression li ñuy wax li gouvernement bi wax loolu la ñuy war a appliquer lu président wax parce que nit c'est vrai ñun ñëpp ay musulmans lañu mais boo feebaree doo dem julli donc doo dem julli donc bu nekkee da ngay feebar ngay wàll ñeneen lii xew Belgique wala France wala Italie. ñooñu de temps en temps ils ont des moyens mais ils ont des problèmes mais imagine dans la commune de Dungalaaw case de santé lañ fa yore bu loolu amee fu ñu jëm non attends soyons sérieux quand même l'essentiel daal li président teg loolu daal mooy yoon lii xam nga dès le début bu mu teroon les jeunes la nekk Chine ñëw ñëpp yuuxu nañu ay yuuxu yu bëri mais bu ñu xalaatee affaire bi xam ne loolu dëgg la bu 6 personnes ñëwee wala 100 000 personnes fu ñu jëm. non moi je pense que métti na mais wér moo gënal métti bi man pour man. xam nga man dem li ma wax rek mooy que depuis 2 mois dara amatu fa même ñu fi doon liggéey ñun ñëpp daal nañ toog seen kër au moins 3 personnes dañuy changé bon man rek man maa ñëw bu ma fi nekkee bu ma nekkul Fouta ma ñëw mais ACP bi dina ñëw ak DRH bi aussi. de temps en temps ak quelques 2 techniciens wala 3 ñooy ñëw pour vérifier aussi ça nous permet aussi léegi de liggéeyaat affaire yu tojoon yëpp yenn dal yi yenn affaires yi dafa entretien bu mag ñu ngi ci bon du suñu sago mais y a déjà mois bi passé mais c'est manquant que ñu bëri mais
jàmm moo ëpp loolu. y a rien qui change xam nga moo changé ñu Grand Théâtre mais à partir du 2 tout le monde a reçu son salaire amul kenn ku jëlu salaire am ba je pense que attends loolu moo ëpp importance mais salaire yi au Grand Théâtre tëjee même si on devait aller chercher de l'argent de gauche à droite les gens ils seront payés kooku moom ils ont tous payé amul benn problème si loolu. non am na ñu ko jëloon mais pour le moment mois bi passé mois bële passé aussi il y avait pas un seul jour bu amuloon spectacle. waaw xam nga bala lépp lu am importance muy wër bu amee rek moo ëpp lépp depuis 2 mois manque maintenant au Grand Théâtre nit ñi dañuy réserver 6 mois à l'avance. On l'a fait comme on le fait en Belgique ou dans des théâtres yoo xam ne ils organisent des spectacles pendant presque 1 an à l'avance. J'ai même des gens qui sont là depuis l'an 2021 qui ont déjà réservé maintenant pour avoir leur place. Mais loolu aussi gis nañ mois bi passé wala ñaari mois yi passé tous les vendredis samedi dimanche plus les conférences yëpp dañ ko tëj mais c'est pas de notre faute. Je pense que bu yàlla indee jàmm si dëkk bi on leur donne d'autres dates. ñu réorganiser wu mais c'est dur mais tous les gens qui travaillent au Grand Théâtre ñoom xam nañu dañ ko war a sàmm kàddu yu nguur gi wax pour ñu am jàmm parce que benn nit bu feebaree Grand Théâtre ñun on a 100 000 visiteurs presque par année imaginez le Grand Théâtre il y a 1800 places mais bu fa lu mel ni bu fa amee mais ñun fu ñu jëm man daal balaa ma ubbi. que ça vient du ministère de la santé mu ngi ne ñu baax na ministre de la culture mooy sama ministre tutelle ñu wax baax na bu ñu nee baax na mën nañ ubbi ñu ubbi mu nekk 6 mois mu nekk 7 mois mu nekk 1 an man tant que wax ñu ubbi du ma ubbi waaw l'essentiel wér-gu-yaram daal wér bi mu ëpp importance ubbi bu ñu ñëwee rek li ñu ubbiwaat mën nañu ubbi ba pendant 100 ans donc vaut mieux que ñu jàpp suñu déglu lu ñu wax parce que chaque jour am na cas yu yokk te aussi nit ñi ils sont très près xam nga aussi xam nga ay anecdotes yu ma am Fuuta de temps en temps pour joxe loxo rek boo joxe loxo ñu ne nuyuma xam lu ma wax mais bon du ma joxe loxo mais c'est dur parce que les gens même spontanément dañuy joxe loxo mënuñu kii loolu ñun daal li ñu ñaan yàlla daal yàlla may ñu jàmm ba affaire bi jógee fii Sénégal quoi. Moi je pense que du ñu wax affaire soirée wala affaire salle am na importance salle wala xaalis lu am importance mooy nit ñi sénégalais yi wër waaw. c'était marbre yoo xam ne man maa leen téléphoné personnellement ne leen pour le moment kenn teewul ne julli sama cousin mooy Elimane su ñaari yaay ñoo bokk ne mooy Elimane Dungalaaw mais dama wax ko expliquer ko il a compris ne ko fii mais am na dès le début am na ñeneen ñoo xam ne ils n'ont pas compris mais balaa ngay julli nga wër. mais boo nekkee da nga daanu loolu maladie bu la dalee yow di nga tal julli non loolu tal julli da ngay tal nit na wër ba pare julli d'ici 10 000 ans sénégalais day julli rek depuis l'islam duggee Sénégal l'islam fii la nekk fii la fexe baax donc amul benn nit doo xam te nit ñu julli mais je pense que yenn marabout yi même ne nañ ko prolonger je pense moi je suis avec eux ñaari kii lay wax d'abord maa ngi souhaiter la bienvenue suma jarbaat mooy Khadija Sy moom la ñu nommé PCA bu Grand Théâtre xale bu jigéen bu taxaw la vraiment xamante woon nañu mais tey jii on va travailler ñu dañ liggéey ensemble maa ngi koy wax ñu koy dalal jàmm mu ñëw si Grand Théâtre comme une sœur comme une jarbaat ñu liggéeyandoo liggéey bu rafet sama diggante ak moom amul benn problème parce que c'est une femme très battante. De deux maa ngi remercier tous les techniciens tous les gens qui travaillent au Grand Théâtre personnel bi yëpp lay techniciens yi de temps en temps dañu toog de 6 heures de 20 heures jusqu'à 2 heures du matin 3 jours affilés duñu toog duñu tey vraiment maa ngi leen di remercier si loolu ak ñu bees ñëw foofu vraiment wax leen aussi baalu ak xëy na man aussi am na ñu ma si tooñ ñoom ñëpp ñi nekk du jardinier ba si nekk ci kaw ba si DRH yi ba si ñi nekk si kër gi yëpp maa ngi leen di baalu ak xëy na aussi man am na fu ma leen tooñ am na koo xam ne tooñ naa ko mais vraiment au fond de moi même tey jii ñoom ñëpp maa ngi leen di baalu ak parce que nit bu nekk nit xëy na ma def loo xam ne même teyuma ko mais maa ngi leen di baalu ak man tamit dama leen ñaan ñu baal ma mais nag les agents du Grand Théâtre
c'est des gens exceptionnels. affaire bi bu mu commencé ba instant ni moom liggéey bi comme nu mu daan doxeetu ko mais teew nag am na ñuy ñëw nag mooy maanaam ñu am xew ñu am ay ngénte affaire yooyu ñu ngi ñëw mais doo leen gis quoi kii nii doo gis comme ni nga daan gisee avant affaire bi tamit ñu bëri tamit dañu ko daw nag ndax client yi fu nekk la ñuy jóge feebar bi tamit fu nekk lay jóge doo xam ñu ko yor ak ñu ko yorul moo tax da ngay obligé wu dem toog sa kër te toog bi tamit gënalu la. liggéey bi moom wax dëgg yàlla ni mu doon doxeetu ko moom heure bi daana fekk kenn waxatu ko mais wax dëgg yàlla moom mooy loolu liggéey bi moom doxatul comme ni mu doon doxee moom. fii daal gisuñu fi dara tendance coronavirus la dara amul fi am nañ bagage yu bees client yi dara gisuñu benn client dara amul fi. waaw lii moom jigul kenn quoi jigul kenn du ñun kese ndax ñu bëri la même borom magasin yi comme luñ daan liggéeyatuñ ko événement su jotoon da ngay gis clients yi dañ doon rang comme ñun tamit mais benn instant feebar bi comme nuñ ko expliqué nu muy kii nii wàllante affaire yooyu nit yi fu nekk la ñuy jógee doo xammee ku ko am ak ku ko amul mooy maanaam moytu rek moo baax te clients yi dèjà sax même boo leen xaaree boo ubbee sa magasin di leen xaar doo leen gis ndax ñoom tamit seen jëm boobu dañuy moytu. waaw dëgg la ba pare heure bi ñu wàññi dafa yàq lu bari suñu liggéey ndax événement amul ndax événement lu ci gënoon a bari guddi lay doon ngoon gi lay 18h jàpp nga dem ba liggéey ba 22h minuit mais instant yi su 18h jotee rek nga arrêté liggéey moom wax dëgg yàlla moom corona bi moom yàq na lu bare. loolu li nga ma laaj sax c'est une bonne question parce que fu mu toll nii moom client yëpp ak ñun ñii sax boo xoolee suñu dañoo wàññeeku léegi si place gisatuñu kenn même client yi sax dañoo xaaw a daw marché bi léegi parce que bu njëkk réellement dañu doon wax ne daw liggéey ñaari fan ñetti fan loolu moo dawloo client yëpp gisatuñu kenn waaw jël nañ suñuy mesure takk nañ suñuy masque yor nañ suñuy gel ñu ngi nii di laal suñuy gel toog liggéey parce que nit toog liggéeyoo baaxul mënuñoo toog duñu liggéey. metti na moom dañuy ñëw rek di fortaatu moom mais metti na moom wax dëgg yàlla. ba tey suñu plateau spécial Korité ni ñu leen ko waxee tey dañuy dem gisi ji ñëpp ñoo xam ne ay acteurs lañ mais surtout ay porteurs de voix la si bisu julli bi nga xam ne mooy bisu Iid bi ñu déwénati téléspectateurs yi baalu ak askan bi mais tamit wax leen naka la ñu dundee koor gi ak mbas mi fi nekk tey nag ñi ngi fi nga xam ne moom mooy Dakar centre wala Dakar plateau fekk si ki nga xam ne moom mooy préfet wu Dakar di Alioune Badara Samb nag moom mooy préfet wu Dakar boobu wax léegi gis ngeen ko ci ay émission mais mu nekk peut-être la personne actuellement la plus présente wala moom sax moom mooy la star du moment lu waral loolu Sénégal nekk na ci couvre-feu instant yi nii ñu nekk ci julli nit ñi nan la ñuy def pour am ay autorisation pour mën a dem ci seen i dëkk waaye tamit tey jii nan la ñuy defee la gestion de la maladie gis nañ marché yi nit ñi demee woon tëj nañ ko tijji nañ ko tey jii nii am nañ benn jour de repos loolu yépp ki nga xam ne mooy Alioune Badara Samb préfet wu Dakar ci suñu plateau spécial Korité dina ci waxtaan ak ñun mais aussi occasion la pour mu baalu àq ñi nga xam ne moom mooy acteurs yi nga xam ne ñoom la doon liggéeyal de manière directe wala indirecte peut-être xam nañ ne tooñ na leen wala tooñu leen loolu yépp dinañ ko jox voix mu jox leen li nga xam ne moom mooy ay baalu àqam mais surtout di leen déwénati. waaw man tamit maa ngi leen di baalu àq di profité ci seen plateau baalu àq sénégalais yépp mais particulièrement population Dakar. parce que liggéey bi tar na souvent dina am ay ñagas-ñagas yu am diggante administration ak ay population mais loolu lépp nit ñi xamee ni intérêt général moom tax a jóg rek yaakaar naa day daal di yomb kon nag ñu profité ci bis bi ginnaaw bi ñu leen sant yéen gërëm leen vraiment ci liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy def en tant que média baalu ak population Dakar yëpp. ñaan yàlla bis bi doon nga xam ne bis bu am solo la également ci jullit yi mais également ci ñëpp ñi nga xam ne ay sénégalais lañ muy bis boo xam ne day marquer un nouveau départ pour ce département là compte tenu période yi nga xam ne traversé nañ ko sa muy mbas mi nga xam ne effectivement moo ñu sonaloon lool ci weer wi ak ci fan yi weesu. waaw dañ ko dund ak sénégalais yëpp particulièrement ak waa Ndakaaru xam nga mbir moo gis aussi wolof nee na lu yëngu la ko yëngala ëpp doole li situation la boo xam yàlla suñu borom moo ko dogal nit ñi nangu ko accepté ko état bi mesure yi mu jëloon depuis le départ xam nga xawoon naa gën a tar lool comme ni nga ko waxee couvre-feu bi gën a teeng parce que 20 heures la woon léegi moo ngi dem ba
21h daan dem 6h du matin wàcc nañ ko 5h. Également restriction yi sax ci wàllu circulation gënoon na metti waxuma Ndakaaru sax mais à l'intérieur parce que interurbain lañ doon wax maanaam ci diggante dëkk ak dëkk léegi mesures yu mujj yi dem nañ ba def ko diggante département yi nombre yi changé waat nañ ko xoolaat nañ également modalité pratique yi parce que bu njëkk ba pratiquement ñetti cas rek loolu boole nañ ci décès d'un conjoint maanaam mbokk mu gaañu yooyu yëpp muy ay aménagement yoo xam ni président de la république bu mu xoolee situation bi ni mu demee mu daal di jàpp ni jot na ñu dund ak mbir mi vivre avec mbir mi nag ça ne veut pas dire ñu bàyyi suñu loxo mais ñu réadaptation nag moo indi changement yu ndaw yooyu nga xam ni gis nañ ko mais teewul li ci ëpp solo mooy li ñu wax ci geste barrière yaa ngi nii gis ma takk sama masque maa ngi sama biir kër donc loolu également day loo xam ni ñoo ngi continuer di ko ñaan nit ñi pour que mbir mi ñu mën ko circonscrire métti na mais dañ jàpp ni peut-être yàlla mën nañ suturaal ba nii mu méttee ci période koor gi yàlla suturaal ñu ba tabaski ñu doon loo xam mbir mu ñu fàtt la mais comme mbir mi àdduna wër ga këpp la laal yaakaar naa neex naa muñ parce que bu doon benn dëkk la wala benn réew mais yàlla suñu borom moo ko wàccee mu metti lool mais jàpp naa ni vraiment citoyens sénégalais yi jàpp naa ni waa Ndakaaru vivre nañ ko avec dignité avec vraiment engagement ak don de soi ba nga xam ni bis bi tey gis nga ñëpp a ngi julli macha allah nit ñi dans toute intimité toog di ko feetu loolu jar na sant yàlla parce que mbas moom catastrophe la mënoon na gën a metti nii yàlla dogal na dëgg la am na ñu ci ñàkk seen bakkan ñuy profité di leen jaal seen i mbokk ñaan yàlla xare leen àjjana bari nañu ci feebar mais également bari nañu ci wér kon loolu day wane ni satisfaction la et vraiment mbir bi daal yàlla na yem fii incha allah ci barke weeru koor gi nga xam ni ci lañ génn ni muy weer bu sacré et jàpp naa ne sénégalais yi vivre nañ ko ay dignité ba nga xam ni tey jii ñoo ngi feetu mbir bi. waaw ci départ bi xam nga tàmm mbir situation ñëw li nga tàmmoon mënoo ko def day metti mais xam nga li koy dilee tuuti rek maanaam li tax mu mën a jàll comme ni ma la ko waxee mooy mbir mi àdduna wër nga këpp la jamono jii boo musaan fekk weeru koor pratiquement ñu bari ñu yàlla may dañ daan dem umra ren demuñu ko boo musaan xool ci télévision seen naataango télévision màkk yi da ngay gis bu weeru koor musaan jot macha allah lu yor kaaba gi fees dell boo demaan ci suñu dëkk yi sell yi dans les villes de l'intérieur muy Tivaouane muy Touba Ndiassane Yoff macha allah muy bari nit fees dell lii nag biir yàlla rek mënoon na tombe sax ak nawet mënoon na tombe ak leen loo xam ni du feebar mais tënk na nit ñi man jàpp naa ni metti woon na parce que bëgg-bëgg bi moom il fallait réguler pratiquement boo ko xoolee ñu bari mujj nañ faf toog parce que xool ni rëcc bi jar ko mais comme je dis situation la ñaan yàlla situation bi jàll en tout cas ñun on la gère avec responsabilité parce que sénégalais yi souvent da ngay wax ak ñoom rek des fois ñu nekk ku nekk bëggoon nga këyit dem dans toutes conditions mais boo ko seetee ba ci biir li ma la wax rek moo ci nekk contexte particulier la et situation particulière mesure particulière lépp li nga xam ni oyofal la woon gouvernement bi jël na ko ci jaarale ko ci ministre de l'Intérieur ak ministre des transports nit ñi gis nañ ci seen bopp bien sûr nam daan mettee ak nam daan xumbeewul noonu mais avec le recul dama jàpp ni lii daal li ci am solo mooy buñ ci génnee ñu am ci benn jàngat boo xam ne dana tax réew mi également mën ci tirer ay enseignements yuy mën a jariñ askan wi parce que àdduna noonu lay doxee dootul mos a yomb parce que jamono moo tëddee noonu mais li am solo mooy nga am une capacité de résilience maanaam lu mbir mi tar nga mën ko dékku mën a jëm kanam avancé. boo seetloo plan de riposte musta ñàkk mais c'est des plans de riposte yoo xam wala un plan de riposte dynamique mooy day doo xam day coulisser en fonction des circonstances soo ko seetee au départ pratiquement même bu ñu ko waxoon confinement total la ñu amoon kenn daawul bouger kenn daawul dem boo ko seetee également même ni ñu defoon approche maladie bi boo gisaan bu ñu nee nit am na positif nit ñi daan ñëwee waa kër docteur ni ñu daan ñëwee ambulance équipement individuel yi lu ci bari plus ñuy avancer plus maladie bi ñu koy xam plus ñuy réagir di réajuster aujourd'hui gis nga dynamique communautaire bi ni mu demee parce que départ bi nit ñi dañ leen daan jël yëpp ñu yóbbu leen ci ay hôtel léegi fi ñu ko ak dynamique communautaire nit ñaa ngi dëkk nekk ay contact ñu positif ñu yóbbu leen ci ay structure ñi nga xam ne njort nañu doomu jàng mën am ñu dugg ñu def ay contact ci ñoom dynamique communautaire boobu yaakaar naa def nañ ko ba nga xam ni
ci gàttal commencé nañoo gis résultat bi parce que les premiers jours bu ñu musaan wax corona ci benn kër rek da ngay dégg nit ñi naan kër gi ñu am corona ngi di dañ joxeñ mais fi ñu toll ak nouvelle stratégie bi nga xam ni gouvernement bi teg na ko ñu xaaj suñu tànk tubéy depuis semaine bi passé gis nga ni dynamique communautaire boobu may wax alors am na solo lool population yi dugg nañ ci à travers les plateformes d'engagement communautaire muy délégué de quartier di imam yi di bàjjenu gox yi di jeunes yi ñëpp taxaw nañu temm jàppale contact yi mooy koo xam ne bu nekkee positif na dañuy njort ni kooku war na mën a wàllu joomu jàngoro ñeneen ñi nga xam dañ leen di en observation semaine yu njëkk dañ leen daal di yóbbu hôtel mais bañ demee nag xam ne lii woyul ñu def une approche communautaire ñëpp dugal ci seen loxo ba nga xam ne de plus en plus on apprend à vivre avec la maladie boobu ñuy wax nag moo jur gi ñun jàpp nañu bi yàlla dimbalee fii ak tabaski amaana waxuma ne dina fi jóge mais amaana vraiment on va mieux vivre avec la maladie ba nga xam ni ku ko am ñu jël la yóbbu la traité la ñi nga xam ne ay contact lañ nekk dans la communauté les gestes barrières xaw na dugg maa ngi nii sol sama masque sama kër mais dama jàpp ni loolu c'est important. waaw xam nga principe bi rek moo nekkoon distanciation tey jii tembe heure bi daaw danaa dem dugg sama kër sœurs yi sama kër frères yi sama mbokk yi baal ak am na yu ma ci def mais def naa ko avec en respectant principe distanciation sociale bi ñuy wax parce que mbir mi moom tàncaloo bi ak dajaloo bu bari bi rek moo koy yokk mais boo jëlee les gestes barrières nga jiital ko sol sa masque koo jàkkaarloog nit yàlla mën na sutura ba nga xam wàllante bi demee noonu donc def nañ ko dinaa jóg am ñoo xam ne suma dëkkandoo yi ma taxalool danaa dem nuyu ji leen mais en respectant la distanciation physique ba nga xam ne nit ñi comprendre nañu situation exceptionnelle la ñaan yàlla ni fii ak tabaski ñaari weer ak fukki fan moo ci nekk avant tabaski bi ñëw incha allah rabbi yaakaar nañ ni danañ daan corona comme ni ko woykat yi wala seen gars yi di waxee ba ñu revenir à de meilleures conditions de vie mais nag tirer enseignement parce que c'est important xam nga mbir bu la dalee sa amoo ci benn jàngat boo tirer kon loolu amul njariñ man daal jàpp naa ne daal metti woon na mais ñoo ngi koy gën a maîtriser de plus en plus communauté bi ñoo ngi ciy gën a dugal seen loxo fi ñu toll boo demee autour de chaque quartier am na comité de veille boo xam ne ñëpp a nga fa toog muy délégué de quartier muy bàjjenu gox muy jeunes yi muy ASC yi fu ñu yaakaar ni fii am na ku fa dëkk koo xam ni doomu jàngoro positif na communauté bi yëpp daal di jóg mu doon benn genre surveillance boo xam ni presque surveillance en interne lay doon communautaire ku nekk jóg jéem a baare doomu jàngoro bi ci dëkk bi. ba tey suñu plateau spécial Korité yegsi nañ nag si kër ki nga xam ne moom mooy Mouhamed Niang Mouhamed Niang buñ ko waxee bu Serigne Saliou Mouhamed Niang buñ ko waxee bu àdduna dañuy faral di wax naan Mouhamed Niang bu Serigne Saliou mais Mouhamed Niang dafa nekk koo xam ne amul tarixa amul diini ñëpp ñoo ko bëgg mu nekk nag artiste gis nañ ne li nga xam ne moom mooy mbas bi ba mu dalee ba tey ñoom amoon nañ ay production est-ce que seen production yi ñi ngi koy yeggali nan lañ ko dundee ndax gis nañ ne boobu ba tey amuñu seen production yi gisuñu ñi nga xam ne ñooy seen téléspectateurs yi wala ñi nga xam ne ñooy seen fans yi mënuñu fexe ba jàkkaarloog ñoom tamit ndax lii di rassemblement yi ñu tere ak couvre-feu bi nga xam ne Sénégal daf ko nekk waaye tamit àdduna bi yëpp dañu tëj seeni ay frontières ñoom artistes yi ñuy faral di nekk sur l'international ñu génn tamit si weeru koor ku ne weeru koor ku wax tàggkatu rasulilaay ku wax Mouhamed Niang bu Serigne Saliou ñu xam ko si ay programme koor bi aussi nan la ko dundee waaye tamit tey si bisu korité bi nan la dundee korité mi ngi nii toog ak ñun waaye balaa moo nuyu di def yëpp Mouhamed da ngay yëkkati ba pare nga doog a déroulé. sant naa tuubal naa jéggal ma may sab jaam yërëm ma yéege ma jàlle ma tële na sa yërmande la ñaan mani bur yàlla mi raxmaan nangul ko mooy imaan ràññee ko mooy ixsaan doyloo ko mooy lislaam yoon waa ngi teg ñu si mbàkke yaa yor pay ak yiw ya xéewal yaak barke ya
nangul noo jaamu yi ngir yaa xam yéene yi jëf jaangi ay borom mani toppoo ñoog suñi njuum ngir yaa mat yow mi buur yow mi weeti sa nguur way naa la borom buur Sëriñ Saaliw yaay buur mani saayoo ji too xarno soo gesoo seeno ñoo dëpp ñëw jël si noo man ñanko ma fi woo ma bañ ki laawolo nit ki ci biir nit ñi kookoy insaanul kaamil waaji ci biir gaañi kookoy insaanul xaadim leer gi ci biir ceññeri kooko yor mbirum yàlla yërmande koy xam jaam mani moo sargal alim yi dundalaat daara yi ndongam dun yalwaani mbubu baa dal na kii mooy baayu jirim yi mani kumat am soxna jël moo lay jox tëj ca njël may las goro ceetal la goo nekk yar yaa ko man sabajan yaa ko am macha allah lii moom xanaa pour célibataire yi nga xëy waxal ñun ñi ba dem. waaw macha allah Mohamed nuyu nañ la. maa ngi lay fay Ablaye. waaw sant yàlla wax jërëjëf Serigne Saliou Mbacké comme ni ñu ko misee ci sunu làmmeñ yàlla mooy dogal moom àddina ak àllaaxira te nu mu ko soobee li mu ci xam ak li mu ci sañ doomu aadama xamu ko doomu aadama sañu ko borom xam-xam yi ak ñi yàlla dimbali yu mel nii bu amee dañuy sant suñu borom mooy waral duñ ko sañ ñaan ndax dañuy xam dogal bi li tax suñu borom wàcc ko kon bu ñu nekkee ay nit yoo xam ni naam xamuñu sax mënuñu lu dul xam ni yàlla dogal bu mu def ci àddina dogal yi sew sewaan yi nga xam ne rek mooy xew jàngal nañu ni lu ñëw da ngaa war a dellu ci moom dellu googu ñu lay wax na la da ngaa war a dellu ci moom dañ laa bëgg a wan ni la dellu ci moom ndax moom moo xam li tax mu koy def dañ laa bëgg a leeral ni la moom moo xam li tax muy def dogal yi kon yow bul jiiñ bul mettitlu bul naqarlu du def lu gënu loolu moo waral dañuy sant d'abord ci dogal bi nga xam ne dogal na ko tasaare ko ci àddina waaye it ginnaaw ba bam ñu sàkkee daf ñu wax ni di leen may ñaan ndax bu ko ñaanul sax dégg ngeen ñu ne dalay mere dañu koy ñaan li nga xam ne dogal na ko mu jeexal ko ci yërmandeem ndax metti na ni nga ko waxee te mettit wi ñëpp a ko yëg àdduna sépp ko yëg kon loolu mooy suñu gis-gis ci mbas mi mbir la moo xam ni du feebar ndax feebar bu ne ni ko borom xam-xam di waxee yàlla wàcce na lu koy faj kon bu doon feebar la gars yi trouvé nañ solution mais bara la damay wax toujours sama gars yi ñu may reetaan ma ne leen corona na ko ku ne jàppee comme jinne ndax jinne rek moo mën a dugg ci sa biir kër doo ko gis jinne moo mën a dugg ci sa yaram doo ko gis jinne nga mën a romanteeg ci mbedd mi doo ko teg bët na ngeen jàpp ni jëmm la ju yàlla sàkk am na bët am na làmmiñ di ko tudd di ci teg safaan sax wóoru ndax xamuñu ba tey dañ naan corona rek waaye xamuñu ban melokaan la boo xam ne suñu borom a ko yebal mu dugg ci biir nit ñi kon kenn muccagu ci kenn weesoogu ci nii ñu ko waxee ba nga mën a def ba mucc ci loolu rek nga mën a def bu loolu wéyee nga yaakaar yéen ne suñu borom waaw liñ ko dundee rek mooy lu xew te musul xew ndax waxtu wi daan nañu fekk heure bii nii nett rek daan nañu fekk ci programme yi ndax ku ne xam na ni koor bu ñu ko waxee rek xel yi day dem ci woykat yu yàlla yi nga xam ni tàkkusaan guddi bëccëg tant yaa ngi tant ci mbedd yi ñu gis ni waxtu wi daan na fekk tant yi foo romb ci réew mi rek
fekk fa tànt yi kon bu ñu demee ba gisatuñu lu mel noonu te ku na xam suñu métier yi ci gën a siiw mooy way tombeek waxtu woo xam ni dañ ñuy soxla bu ñu demee ba loolu yëpp te mu bokk ci suñu métier yi gën a siiw foofu mu am ay jeexital yu mu def waaye nag li may wax toujours rek dellu ci moom ndax lu dogal bi di am mais ñuy suturaal te sutura soosu bu la ko yàlla defalee mënoo ko noppiwaale foofu ngay sant maa ngi sant ndax sama activité li muy ñàkk-ñàkk doxati yàllaa ngi may suturaal kon cant googu dama ko koy delloo waaw doy na waar compliqué na ndax ni nga ko waxee léegi kenn yaakaarul woon yëf mbir mi maanaam dafa bett ñëpp biñ koy annoncé ne mi ngi xew Chine nga xam ni 1 mois xawma nit ñaa ngi ci seeni activité nit ñaa ngi dox seeni soxla ñu bàyyee coow li Chine kenn ku xalaatoon ni yëf yi dina dox ba dugg fii amut ñu dem ñu koy commencé dégg ci réew yi muy wàcc ba dugg si ci dëkk bi muy demee ba dugg si ci dëkk bi ba fi am ay ñaar benn ñett ba tey nit ñaa ngi continuer di dox seen i yitte kenn xamul li xew loolu moo lay tegtal ni doomu aadama xamul mënul muy sunu njiit muy docteur yi muy médecin yi muy ku mën a doon amul kenn ku xam yàlla rek a xam ndax bu ñu xamoon yëf ya ba muy xew mat na ay weer te egseegul ci dëkk bi bu ñu xamoon kenn ku ci ne sa xam-xam bu ca yegoon yëf yi du fi egsi mu dox bu dugg si ci dëkk bi maa ngi fàttaliku programme bi mu mujjee dem programme bi nga xam ne man moom laa mujjee dem ci la décret bi wàcc nga xam ne programme boobu dama faa jógee rek ñëw ñibbi sama kër woote amatul daje amatul ma jël ay avance u jàmbur yu bari yoo xam ni ay avance u programme la yi waroon am ci mois de mars avril ak mai ak juin yoo xam ne biir réew mi la jotewul dara ak bitim réew ñoo xam ne seen avance jot naa ñëw mais nga gis ni li xew ku ci yàlla dimbali ngay doomu jullit am nga compréhensif ci li xew ba lu ci nekk mën nga ko jéggal sa morom mën nga ko muñal sa morom ndax li xew ñëpp xam nañ ni du loxob nit loxob yàlla la yaa ngi dégg ka noonu ni programme yi taxawee ci biir réew noonu la programme yi taxawee bitim réew ndax maa ngi doon préparer samay tournée ba commencé woon defar samay affiche waroon dem Belgique waroon dem Allemagne waroon dem Italie waroon dem France waroon dem Espagne waroon dem États-Unis falaa waroon tëjee sama tournée ñibbisi mais nga gis ni yooyu yëpp ci programme bi yëf yi am na mu def kon dañuy wax honnêtement ni maanaam téye na lépp ni ñu ko gars yi di waxee lépp lu waroon a dox mbir mi téye na ko waaye nag àdduna moom liy njëkkewu fi xewoon na fi xewaat fi nañu jàpp ni nu mu mën a nu mu métti luy romb jàll la kon nu fabuwaat gën a yeesaat toroxluwaat tuubal suñu borom kenn ku ci ne jàngee ci li xew li nga ciy jàng nga jàng ko ci mu bañ a nekk loo xam ne daa day ñëw romb jàll te amul benn leçon bu mu def ci yow loolu mu ëpp a def ndax lii ku ne xam na ni message la bu yàlla jox ñëpp waaw man nag confinement mënuma sonal ndax boo miinee daara boo ndee gonek daara xam tarbiya yii du la sonal moo tax foofu ay cant la yu ñuy sant ci Serigne Saliou Mbacké ci jaar jëju jaar ci keppaaram nga xam ni xamoo fenn da ngay nekk ci daara nangami at doo génn doo dem fenn méngaliwu ma leen sax waaye dama lay wax ne la ku tàmm loolu confinement du la jaaxal woykat bu mag bu nekk ci réew mi ñëpp xam ko du ma tudd turam moom moo fekk ci biir studio bi xëy na man gis-gis bi ma amoon ak moom gis-gis bi ma amoon sax bokkul
ndax man lépp lu may def la rek ci xam-xam laa koy teg ak ci yëg-yëg ndax xalaatuma woon rek woy corona ndax xam naa ni corona lu fi jaar la day jàll waaye maa ngi woy ngir lu fi sax loo xam ne lu mën a ñëw ànd ak moom ndax ni ma ko njëkk a waxee mooy bu ñu xamoon li ma xam kenn du xaar ñu soññu la nag feebar bi moo gën a gaaw bàyyiwul gone xale mag mu ñëw ni ma boo waxee feebar bi gaa yi du ñu xam ma ne ko man soxlawuma gaa yi xam ndax man woyuma corona damay woy loo xam ne lu ñëw ëllëg ànd ak moom mu doon sensibilisation boo xam ne man du jar ma koy defati mu ne ma waaye dama lay conseillé ma ne ko bismillah mu ne ma boo wooyee lii te tuddoo baat bi nit dana la saayee dem fenn daan ne moom moo la produire ñu jël xaalis jox ko kon bu ma sañoon sama rakk nga moo waxee moom fa mu toll da ngay tudd baat bi pour bu ñu demee ba moom mi nga xalaat ndeysaan ay koppar yu war a génneeg yooyu ba joxe ko yaa ngi dégg mu ne ma tuddal baat bi ma ne ko garaaw dinaa tudd baat bi ndax nee na ma fekke woon na réunion yi ba ku ci woy dañuy bëgg nga wax baat bi boo xoolee woy bi ni mu commencé ba fi mu jeexee benn baatu corona la am bu ñu xamoon li ma xam kenn du xaar ñu soññu la nag corona moo gën a gaaw bàyyiwul gone xale mag santu war na nu nag bi melul nii réew yi nu mag waaye nan la xasoo gawtu jóg balaa gën a mag mooy kii daa feggi bàkkaar yi ak balaa yi jañal réew mi ñépp la jooy yow lu bon xamu la yërmandem ji mu yor jàmm ñi mësta dañ ki teral aadamaa ngi ku bew yow la yàlla def na la gor xel mu rëy mi nga yor jéemuloo ko sant lu dul noote ko ëpp mbir rey ko door a jël la mu yor bàyyi leen nu tageer seeni géer yéena ko tal tooñ sa bopp to tooñ ñépp yàlla li bu nu dal ay dogal lëkkaloog sew-seway balaa bi ma gis war na noo yaru it yàlla wan nanu ba nu gis lépp ñun la nanu jéema soppiku doxalin jubta topp ndigal yàlla soppiwul tëralin xoddi ko gën balaa nga lakkale fagaroo ngi fagaroo gën faju ji fagaroo ngi toog sa kër bañ a génn moytu li fagaroo ngi virus baa ngi ci biti fagaroo ngi di raxas sa loxo waxtu ne fagaroo ngi bulti sooli jege ñi fagaroo ngi lii wàlle ci mbedd mi lay dale fagaroo ngi bul fa toog moom fentër li fagaroo ngi bis bu ne ñi ngi lim muy gën di law fagaroo ngi berul fii tana nga daw boo ko yëgee ci sa yaram wootel fii ñu wéy la wallu la yow mi mu dal du sa tayeef doo mën a xam ku yor ak ku yorul kon bu leen ko foowee dëgg la bu leen ko kafe dëgg la feebar bi daa mën a lor yal na ko fi yàlla jëlee yal na ko fi buri yamale ci barke kii nu bindee way naa corona nag waaye. macha allah mais yow way bi da nga sensibiliser mais dafa thème la. thème la ba pare dafa neex. waaw moom laa lay wax ne la nag woyu ma feebar woyu ma corona comme ni gars yi woyee corona malgré ñi ci woy ñëpp woy ma ñëw woy yu baax lañu woy woy yu neex lañu woy woy yu am solo waaye man ci source ba may woyee te li may wax keroog bi may enregistré studio am na ay ndaanaan yu ma fa fekk. ñu ñëw ñoom it kenn ku ci ne génnee sa xalaat ma ne leen man dafa am fuñ may woyloowee man fii laay woyee pour leeral dëggalal la ne la li may woy génnul Serigne Saliou Mbacké génnul yàlla génnul diine génnul lislaam te boo xoolee dégloo woy wi déglu parole yi nga xam ni ci waxul waxi dof am na lu muy wax te li may wax du ñëpp ko xam waaw Masaalikul Jinaan moom Masaalikul Jinaan moo wax boppam mooy jaloore wi nga xam ni wane na boppam Serigne Touba jëfam juri ji mu jëf ci lislaam nga xam ni wàccaayam Ndakaaru rek doy na àdduna ak àllaaxiru Serigne Touba dañuy wax Gabon di wax maa yombeeg limbereeg géej ga waaye Serigne Touba laataa moo yegg foofu yëpp Ndakaaru ji la njëkk a toj fii li fi xew laataa moo dem Serigne Touba xar na Ndakaaru toj gi mu ko toj nag moo waral lii jalooreem lu rëy lii yàlla fayee ko ca xat-xat ya ca néeg bu ndaw ba jur bâtiment bu rëy bii ndamal julit yaa ngi Masaalikul Jinaan
sagub murit yaa ngi Masaalikul Jinaan Ndakaaru yaa am sens Masaalikul Jinaan musal na laak say taas Masaalikul Jinaan fu Bamba jaar ñuy raas Masaalikul Jinaan barkem baraw nay xaas Masaalikul Jinaan basaxaar ga dekke Ndar Masaalikul Jinaan jawal Ndakaar ci nar Masaalikul Jinaan digal sabab nay tooj Masaalikul Jinaan liggéey ba jot na waay Masaalikul Jinaan alxamis la raay bi teer Masaalikul Jinaan keroog la woor ci leer Masaalikul Jinaan keroog ba janti soo Masaalikul Jinaan la aksi li tiisoon Masaalikul Jinaan bu bëggoon na jàpp ak naan Masaalikul Jinaan juleeg fanaan ci njaam Masaalikul Jinaan nestut la ndaw li ñëw Masaalikul Jinaan ni wuyul sëriñ bi yow Masaalikul Jinaan ñu jël dugal cib neeg Masaalikul Jinaan bu bon taxee cam li Masaalikul Jinaan xasaw lëndëm bari jam Masaalikul Jinaan bu boole xiif tey muñ Masaalikul Jinaan nangub dogal tey sant Masaalikul Jinaan Cheikh Bamba moomam ngor Masaalikul Jinaan wabitu tuxi laylati bi cheikhri mooy waaji Masaalikul Jinaan isa sakartu salikal Masaalikul Jinaan nabi ta yàlla fay Masaalikul Jinaan danaa la way ba ñépp xam ni doo fi maas ba yàlla mi tege njaayam ma kenn jëndul moromante woo borom Masaalikul Jinaan moromante woo borom Masaalikul Jinaan jumaa ji mat na yàlla fay na la mbiram yonente beeg saaba yeeg ahlu badar wali wi xutbu yi murit yi ñépp a ngi deseetul payoor ko am yaa ko teral deseetul payoor ko am yaa ko teral acan tawar Ndakaaru mbakkiw sagul jërin jumat nga saf nga Cheikh yoon doxal bul geesul du ndigal sëriñ bi gërëm na la bul geesul du ndigal sëriñ bi gërëm na la sëriñ bi man dama fi gisul fii sa nawle it du réew mi le du réew ñi nu wër Ahmadul Xadim gisee su ko xalaase su ko yur dajul kile borom Masaalikul fu nu gis den dandom sosul ba yàlla ne wi xet ku leen di wàllu yaa taxaw bu dul woon ak tukkem bi wala ñépp dem safaan ku yàlla mas di yónni proposé woon na la yow rek yaa accordé signé tamponné caché réussir nga yow gagné indi ndam kenn déggul sosox yow rek sañ ci ñun sunu ru yépp yaay boroom may nañ la nit ñi may la jinne yeeg malaaka yi ba jox la alwara ngi yërëm ñépp jàlle noo 18 safar waree fu murit baa ngi nii jëfal magal ko war na doore ginaar baaba ci gëléem li lee fi gën ci bis bu ñu lay sant yow murit ku wàlli sab tëgul bile bis rek a jin ësël baneexu bis ba waa safara ngay yëgub teral ñoña àjjana ngi sant ndoleen laa ngi cay safar nañu ko magal waayi bégal mbégte may mbégum ku ne bis bi safet la bégal mbégte may mbégum ku ne ajana jangi Ablaay mbégte may mbégum ku ne sant la bis bi mbégte may ku ne plateau spécial Korité ñu gis ki nga xam ne moom mooy Alaaji Mbay Peex mu wax ak ñun si li nga xam ne moom mooy fête bi ñu jamuñu si dem gisi ji Keesi Bousso nekk administrateur directeur bu Grand Théâtre dem nañ gisi ji le préfet de Dakar Alioune Badara Samb gis Mouhamed Niang waaye tamit dem nañ si marché HLM gis ñi nga xam ne moom mooy commerçant yi ak ñi nga xam ne ñooy tailleur yi coiffeurs yi ainsi de suite loolu yëpp mu nekkoon benn cumul boo xam ne dañ ko boole pour servir leen yéen suñuy téléspectateurs spécial Korité la Korité gi tombeex mbas naka lañ ko dundee yan mooy mesure wala méthode barrière yi nga xam ne war nañ ko def mais surtout di baalu àq téléspectateurs yi ñuy suivre si biir réew ak si bitim réew di ñaan yàlla mbas bi yàlla na ànd ak weeru koor gi dem te bu déwénee bu naree ñaaw yàlla bu mu mel ni ren ndax ren neexul rendez-vous est pris prochainement ñu leen di wax déwén